rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ànd ak seen télévision Islam TV ñoo ngi am mbégte am contentement dellu soit ak yéen ci seen jataayu la mosaïque du monde. La mosaïque du monde comme ni ngeen ko xamee jataay la bu nga xamante ne dafay dalal ay boromi xam-xam yoo xamante ne dañu màcc ci wàll bi nga xam ne ci lañ leen dalal. tey jii nag ñu daal di am mbégte am contentement dalal koo xamante ne ci saaxa bi nekkatul ku ñuy présenté mu di al oustaz Fadel Gueye. Oustaz Fadel Gueye bi nga xam ne ku ñu xam na ci wàllu journalisme surtout nag ci li nga xamante ne moo di journalisme ci wàllu arab mu dox ci parcours bu ama am solo ay ati at yu nga xamante ne incha allah daañu ci dikk ci ak ay leeral dem ci ba sori ci fu nga xamante ne mën nañ ko tuddee monument ci wàllu journalisme ci wàllu arab tey nag ñuy waxtaanee li nga xamante ne moom moo di communication ci langue arabe mais aussi li nga xamante ne moo di communication ci nan lañ ko war a jëfandikoo ak itam lan mooy danger yi nga xamante ne moom la am surtout nag ci li nga xamante ne moom moo di weeru ramadan bi tey jii nag ñi am mbégte am contentement di ko dalal di ñaan yàlla buur bi tabaaraka wa taala mu nangul leen seen koor nangul leen seen jaamu yàlla ci weeru koor wi dàqal ñu tamit aussi corona incha allah Oustaz Fadel ñoo ngi lay dalalaat encore di am mbégte ci Islam TV. jërëjëf Oustaz Abdoul Qadir may ma man aussi man delloo la nuyoo gërëm waa kër gi di magnifier bu baax a baax liggéey bu am solo bi nga xamante ni vraiment Islam TV mi ngi koy def depuis mu créé woo yàggagul waaye léegi yaakaar naa ni wane na boppam ci paysage médiatique bi ci côté bi nga xamante ni mooy côté bi gën mooy côté éducation côté yar côté prédication di ñaan yàlla vraiment kër gi alors fii ñu bu ngeen bëgg mu àgg fa yàlla àggale ko fa ba ngeen mën a atteindre li nga xamante ni mooy objectif yu noble yi ngeen di wut. macha allah Oustaz Fadel kon ñu dugg ci lu gaaw ci wàllu question yi dañu gis ni li nga xamante ne moom moo di révolution technologie yokk na lu baax ci li nga xamante ne moom moo di wàllu communication ñu gis ne journalisme changé na beneen xar kanam alors que développement bu bëri am na ndax ci biir gis nañ ne ñu bëree bëri dañuy yor li nga xamante mooy melokaanu journalisme ci wàllu li nga xam ne moo di communication ndax révolution dafa ànd ak li nga xam ne moo di professionnalisme forcément jaratul ngay dem di def professionnalisme wala dañoo toll ci jamono bu nga xamante ni technologie dafay nëbb professionnalisme waaye ba léegi ñu ngi ci lieu bi ñu nekkoon. laaj bu am solo la Oustaz Abdoul Qadir man gis naa ni ñaar yi il faut ñu lëkkaloo bu ñu lëkkaloowul rek li wóor mooy presse du am communication aussi du mën a réussir xam nga presse classique bi liñ daan wax toujours mooy 3 points yi nga xamante ni moo làmbu li nga xamante ni mooy journalisme mooy journaliste bi léegi li ñu ko wax mooy bu éduquer informer et divertir ñetti points yooyu moo tënkoon métier tas xabaar loolu ci la ñu doon dem ba vraiment moo xam presse écrite journaux yi magazines yi ou bien mu nekk ba presse parlée rajo yi ba ci léegi presse bi nga xamante ni mooy almar'iya te mooy télévision yeeg demee noonu dem nañu année yi passé rek avant technologie bi di avancé noonu di réseau monde bi gis nga ne daanaka ñëpp dañ doon respecté li nga xamante ni mooy yooyu boo ko xasee ba xam ba gëm que nga def formation journalisme journalistique ci école de formation yi génn ak diplôme moo xam nga yaa CESTI wala ESIC wala beneen centre de formation ci le Sénégal la wala sax ci monde bi génn xam règles yi nga xamante ni mooy les techniques de la communication ak règles yi nga xamante ni moo tënk métier mi loola dañ ko doxal waaye tamit am na ñoo xamante ni daa leen dugg ci métier mi nekk ay journaliste ràññeeku ci lool di ko joxe ni mu waree te sax duñ def formation xam nga boo xool monde bi fi mu ne nii Oustaz Abdoul Qadir journaliste yi gën a célèbre yi gën a siiw sax nekk ñu ay spécialiste ci journalisme c'est ça affaire passion lay doon mu ngoog bu xiwaay lay doon da nga koy bëgg ba pare léegi nga pratiquer ko bëgg gi rek du doy mais da nga koy bëgg ba pare nga pratiquer ko moo tax da ngay xool même ministère de la communication bi journaliste yi bi ñu demee ba syndicat bi SYNPICS imposé beneen code bu bees ci presse code de la presse dem nañu ba laaj qui est journaliste kan mooy journaliste ndax ki def formation génn ci école CESTI wala beneen école de formation mooy journaliste wala journaliste
mooy métier moo xamante ni ku ko pratiquer rek moom nga. moo tax gars yi ni léegi pour carte presse yi nga xamante ni moom la ñuy joxe duñ ko yemale rek ci ñi nga xamante ni ay professionnels lañu ñu génn ci école yi waaye képp koo xamante ni mën ngaa bind wala nga mën a wax di yëgu ci métier mi li ñuy wax mooy léegi moom na nga am licence wala nga am maîtrise wala nga am bac ba pare def ay at ci benn rédaction xamante ni léegi da ngay def pratique bi waaw donc gis naa ni daal métier la moo xamante ni il faut théorie bi ànd ak pratique bi boo xoolee Égypte journaliste bi gën a célèbre foofu ci monde arabe muy Hasnine Heykal gis nga ni mu célébré jiite woon Al Ahram waaye fi mu ne nii deful formation journaliste boo demee Amérique bëri na fa am na France am na fa ñoo xamante ni ay chroniqueur la ñuy doon bëgg métier mbind mais day dem ba finalement li ñuy xam ci métier mi sax ñi def formation duñ ko xam. macha allah wax nga lu am solo jëm ci surtout wàllu technique bi technique yi nga xam ne moom la ñu utiliser ci wàllu communication ak yu ni mel wax nga tamit statut de reconnaissance bi nga xamante ne moom la état mujj bëgg a jox li nga xamante ne moom moo di wàllu journalisme loolu dinañu ubbil buntu ñu dugg ci li nga xamante ne moom moo di presse arabe bi ci statut de reconnaissance boobu nga xam ne état jox na ko li nga xamante ne moom moo di les journalistes surtout fii ci Sénégal ak ni nga ko leeralee am na ci journalistes yu nga xamante ne duñ def formation mais seeni ada maanaam nit ñi seen performance mooy gën a dëgër li nga xamante ne moom moo di journaliste bi nga xam ne dafa jaar ci wàllu professionnalisme ci wàllu lugal arabiya nan lañ mën a gisee place am en tant que nga xamante ne métier mi yàgg na ci joxe ci génne ci ay majalaat yu bëree bëri Saxwa ñëw tamit fi nga xamante ne moom moo di Réveil dem ba nga xamante ne am na site internet tey bu nga xamante ne bu ñu xam la ñu di ci bind mu nekk mawqi muhtaram site bu ñu respecté naka nga gisee tolluwaayu li nga xamante ne moom moo di bind ci wàllu arabe surtout ci wàllu presse. lu am solo la xam nga Sénégal dañuy wax ni toujours kullu ndayete jessa benn pays la boo xamante ni kenn mënu koo xar ñaar amul sénégalais première catégorie sénégalais deuxième sénégalais troisième sénégalais la bon presse boo xamante ni expression bu française la am na sénégalais yi libre nañ ci parce que ñoom loolu lañ jàng mais aussi en même temps dafa war a am presse boo xamante ni presse sénégalaise d'expression arabe man damay wax toujours ni d'accord mu ci ñuy wax presse arabe parce que presse bi du presse arabe mooy presse boo xamante ni ab arabe moo koy pratiquer ci réewum arabe mais presse boo xamante ni ab arabisant ab arabophone ku jàng arabe di Sénégal moo koy pratiquer kooka information yi muy génne nekkul monde arabe lay génne waaye information yi nekk Sénégal lay génne te am na public am na cible puisque cible am mooy tous les chefs religieux ci Sénégal tey presse bii ñuy gis ci wàllu français ci Sénégal ñoom mënuñ cee jëriñu ndax jànguñu tubaab bëri na fi ay arabisants yoo xamante ni école de association islamique yi école yi mi ngi arabe yi mi ngi tas ñoo xamante ni moom choix la seen papa dafa choisir jàngaloo leen arabe te léegi droit à l'information ku ne xam ne ni droit la boo xamante ni dafa war a am waaw léegi sénégalais bi nga xamante ni sénégalais la à part entière war a xam liy xew te jàngul tubaab bu ñu créewul presse sénégalaise d'expression arabe moom du maanaam ku ko informer loolu moo ñu poussé woon vraiment ci ñu dem ci liggéey ci comme ni ñuy faral di marginaliser tout ce qui est arabe ci Sénégal rek loolu moom colonialistes yi ñoo ko def ci boppu ñi leen fi wuutu muy suñu gouvernants yi. classe occidentale waaw dañoo gis ni voilà ñoom ñuy classe occidentale gi gis nañ ni léegi daal moom tout ce qui est arabe l'islam la daa war a nekk lu yërëmtalu même émission yi ñu leen jox ci télévision yi ak ci rajo yi sax bisu vendredi leen koy jox wala jeudi ci guddi heure bu sore. léegi loolu ñoom seen doxalin la wala ñoom dañ leen ko ñi nga xamante ni ñoo moom kër yi ñi nga xamante ni ñoo saytu këru tas xabaar yi ci Sénégal ñoom la ñi doon colonialiste yi influencé ba ñu gëm ni diine daanaka bokku ci mbir yi dañ leen ciy sédd rek dañ leen di jox tuuti bu leen séddee aussi moo xam journal arabe la journal parlé arabe am na RTS waaye xaw la ban heure dañ koy def ak ñaata heure la am na même ñi nga xamante ni sax dañoo nekk ay ñu jàng arabe sax xam ko dem nañ léegi ba finalement bokk nañ léegi ci danse bi parce que dañuy gis ni léegi kat nit ñi leen gën a intéressé mooy musique bi leen gën a intéressé mooy théâtre yi leen gën a làmb yeeg yu dem noonu mais arabe bi moom ñi koy xool bëriwuñu donc dañ ko jox benn espace bu ndaw heure bi na sori bu ñu leen jox 21 nga xamante ni ñëpp dañuy toog di leen seetaan waaye dañ di yóbbu ba ay 22
23h wala ñu yóbbu la sax ba minute bu passé wala fajar gi émission bu ñuy rédiviser dañ naan léegi ba 6h30 lañ koy rédiviser wala 7h donc dafa mel ni daal ñaari Sénégal lañ nekk lu jëm ci wàllu arabe ak yooyu moom buñ ko jox visibilité bi mu war a am yeneen ñi nag léegi ñu leen koy jox moo tax nag ñu jóg nag ñu ne aussi vraiment créé woon journal boobu nga xamante ni moom laa jëkk a créé muy As-Sahwa la ko jiitu woon amoon na Waxda bi ñuy créé woon man ak ñoom Abdou Karim Sarr Sahwa bi maa ngi ko créé woon 1992 1992 dañ ko créé woon mu dem ba at yu mujj yi il y a 2 ans léegi mu am beneen rakk bu ñuy wax Al Ufuqul Jadid Al Ufuqul Jadid léegi dem naa ba finalement ma gis ni d'accord presque la presse classique moom dafay des ba abadan mooy li ñu tuddee presse papier il faut mu am ñu ko gëm ndax dafa am ñoo xamante ni ñoom tamit ay classique lañu mënuñoo gis seen bopp ci technologie bi internet bi ak presse en ligne bi li bala ñoo kontaan yore journal ubbi ko mu nekk papier ñu jël seen café di naan di lire donc ñooñu dañ fi des ba tey waaye nag soo bëggee bokk dëgg soo bëggee sa message en tant que journaliste jàll partout il faut nga fekk si il faut nga am dugg ci li nga xamante ni moom mooy réseaux sociaux yi moo xam site d'information générale lay doon wala mu nekk benn journal en ligne boo xamante ni rek en tout cas dina la permettre rapidité bi dina gaaw ba pare aussi léegi di nga am public bu mag a mag li koy firndeel mooy journal yi ma doon génne muy Majalatu Sahwa wala Al Ufuq xaj na numéro bu masaan génn ku ko am yaa ko jox wala mu dem ci kees yi jënd ko kees yi ñu koy jëndee ADP nga koy jox ADP ñoo koy distribuer benn société française di ci am 35% nga xamante ni pour am ko sax ci ki nga xamante ni ab étudiant arabe la buy jàng wala ab élève arabe day sonn pour am ko waaw ndax 1500 la koy jëndee wala 2000 francs yow mi ko moom daanaka loolu yow il faut mu am vente bu yaatu pour ñu daa mën a jox li nga xamante ni moom la ci journal bi war a am donc ñi ko dundi daanaka ñu néew li ñu doon il y a 2 mois sos nañu benn site d'information générale tuddee ko Réveil Dakar Réveil Dakar titre bi dafa mel ni français parce que Réveil Dakar la mais contenu bi arabe la waaye bi ñu ko commencé ak léegi bërki démb rek man ak ñoom Mohamed Abdallah muy Mauritanien bi ma ciy collaborer ñu ngi évaluer visites yi actuellement agsi nañ ci 50 000 visites par jour ci site bi donc loolu day wone ni technologie bi vraiment il faut ñu fekk si ko pour mën a joxe li nga xamante ni mooy métier. loolu message la pour à ce que ñu gën a wàcc ci li nga xam ne moom moo di terrain bi surtout nag utiliser li nga xamante ne moom moo di technologie ndax tey moom moo gën a gaaw comme ni nga ko waxee information directe ak public bu nga xamante ne bu yaatu lay doon. loolu nekk na lu nga xamante ne lu am solo la Oustaz Fadel Gueye dina soññ tamit aussi yeneen ndaw ñi xam naa ne pour ñu dugg sax di gën a évaluer yeneen presse bi ci wàllu arabe dina xaw a jël temps tuuti mais ci biir loolu dañu nekk ci weeru koor te souvent ñun suñu réew dafa mel ni réew mu nga xam ne dafay daw ci benn xalqa di rëdd nga xam ne chaque année li ñu doon def rek lay def te dañ ne kuy jaar ci rëdd bu échec nga xam ne doo ko wàcc à chaque fois ci échec ngay dëkk te dañu gis ne weeru koor bu ñëwee suñu borom daf ñu ko présenté comme temps bi gën ci temps yi paroles yi gën ci paroles yi ci la wàcc mu am tamit nekk benn valeur bu nga xamante ne suñu borom ñu ngi koy joxoon ci alquran shahru ramadan allazi unzila fihi alquran ndax ñi nga xam ne ñooy communicateurs yi ñoo échoué ci mën a joxe valeur weeru koor boobu wax ko nit ñi wala li nga xamante ne moom moo di laa ko mën a tudde al muamara al alamiya fi shahri ramadan li nga xam ne moom moo di complot ci wàllu média dafa dugg ci weeru ramadan bi ba nit ñi bu dogu jotee day mel ni weeru koor yoolam moom mooy al musalsalaat yi te moom mooy épisode yi nga xam ne moom la ñuy seetaan ci weeru koor bi niki noonu tamit ak ay comédie yu nga xamante ne du jeex ndax loolu dafa nekk échec bu nga xamante ne ci doyen yi la ci communicateurs yi la ci porteur de voix yi la wala li dañuy jàmmaar rek lu doon ëpp doole. waaw man dama yaakaar ni phénomène la Oustaz Abdou Khadre boo xamante ni mun naa ni yëmu rek sax ci Sénégal mun naa ne partout dans le monde islamique weeru koor occasion lay doon pour les artistes yi gën a mag pour ñu def li nga xamante ni ñu ngi ko tuddee ramadaniyaat boo demee Égypte am na fawazir ramadaniya nga xamante ni benn artiste la ñuy jël boo xamante ni jigéen lay doon di sol ay yu yéeme sol ay yére yoo xamante ni day briller takk ay fleur di def ay kaf
nit ñi di ko xool pour di ci pré-temps passe-temps pour weeru koor bi. bon boo demee fu mel ni pays du golfe xam na maa ngi fàttaliku benn émission bu ñuy wax Taas ma Taas nga xamante ni daanaka nit ñi dañuy yàkkamti koor gi ñëw ba ñu teg ko di ko seetaan waaw Taas ma Taas nga xamante léegi di ciy nekk kii bu reeru la boo xamante ni daanaka dañ koy def loolu aussi nag di ma foofu tamit daa amee Sénégal maam El Hadj Malick Sy Allah yarhamu da wax toujours ni Sénégal daal li ma fi naqari mooy réew moo xamante ni fépp fu aada ak diine songoo rek aada daan diine waaw mu ni woon loolu lu métti la aada ji moo dem ba jaxasoo ak diine ji ak pratique bi nga xamante ni moom la ñu war a pratiquer diine ji ba vraiment jël ci lu bëree ci diine ji man yaakaar naa ni suñu ñi nga xamante ni ñoo yoree wàllu kaddu presse amee ay télévision wala ñu vraiment yore espace yi nga xamante ni fa la nit ñi mën a jaar comédien di def ay théâtre rek yu demee noonu war nañoo xam bu baax a baax lañ mooy weeru koor. est-ce que ci côté boobu jotul ñi nga xamante ne comme presse arabe bi bu ñu dee wax ci wàllu valeur parce que jàng arabe ci Sénégal dafa la muy tekki mooy ko nit kii ku am xam-xam la ku xóot la ci wàllu diine ak ñu mel noonu. est-ce que jotul tamit aussi ci côté arabe bi ñoom it ñu def benn niqaaba benn syndicalisme bu nga xamante ne dafay aar valeurs yi nga xamante ne moom la presse war a àndal ndaxte am na ñu koy jëlee ci école occidentale mën nay jàngale valeurs yi nga xamante ne ci suñ diine du doon valeur ci suñ aada du doon valeur. xam nga d'accord syndicat amul ci wàllum tas xabaar ci arabe ci langue arabe ci Sénégal waaye am na fi ay ONG yoo xamante ni vraiment ñu ngi gérul boobu. waxuma pièce théâtrale yi nga xamante ni mooy am ci koor gi waaye boo xoolee même film yi nga xamante ni dañ koy teg ci yenn télé yi te idée bi nekk idée bu bon bu yàq jikko da ngay gis toujours ñuy porter plainte di dem ba am na ci yoo xamante ni sax dañ koy bàyyi yu publicité yoo xamante ni dañ koy arrêté ba du dawati wala boog ñu censuré ko loolu dafay am bon léegi nag malheureusement ONG yooyu ñi ko yore ñu ci bëree bëgg nañu l'islam am nañu engagement bi lool mais xamuñu dëgg-dëgg jànguñu dëgg-dëgg l'islam waaw puisque koor ku ko xam ku nekk doo ko foyee jaamu yàlla la boo xamante ni yàlla daf koo fonk mu nekk a rukkunu a thalis ci l'islam nga xamante ni yàlla bu waxee julli leen te weeru ko la ci teg muy jaamu yàlla goo xamante ni yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni jaamu yàlla yépp yowmal xiyaam yàlla di yebal ay malaaka ñu koy fay jaam yi ba mu des weeru koor moom yàlla nee na fa innahu lii wa ana ajzi bi weeru koor moom maa ko moom te maa koy fayal sama bopp donc koor du lu ndaw woor nag bëggoon yéen doo xiif yéen doo mar góorgóorlu ci la charia ay yépp ci bëccëgu wóoru koor nga moytu ko bàyyi ba dog war a jege sa borom war a tàllal yàlla sa loxo julli ñaan jégalu sant ko ci kàttan gi mu la may ba nga mën a woor defoo ko dul taal ay télé di seetaan ay ñu ñàkk fayda ñoo xamante ni comme ay golo di yéeg ko wàcc kooku vraiment du ko gën a ñàkk fayda amul fenn jullit bi nag moo war a créer une personnalité une forte personnalité en tant que jullit ba yenn yu bëree bëri mu koy jomba def ñi koy def ñoom xaalis la ñuy wut bon moo xam ñi nga xamante ni ñoo leen di tourner moo xam ñi nga xamante ni ñooy artistes yi ñoom si seen traite la ñoom pour ñoom mooy été bi bu ñëwee ci dañu mën a amee dara mais xaalis koom-koom li ñuy tuddee mbóobitu àddina bi muy xaalis jërul vraiment yàq moral jërul vraiment mabbu diine loolu nag dama yaakaar ni CNRA bi nga xamante ni moo nekk fii nga xamante ni toujours day gis muy sanctionné léeg-léeg mu dal ci benn télé puisque télé bi day génne ay produits yoo xamante ni ay xeesal la masalan wala boog ñu ne léegi ñii dañ leen di kii censuré parce que am na ñoo xamante ni dañuy jaay ay garab yoo xamante ni mën nañ cee faatu wala dañ censuré film bi parce que daanaka comme pornographie la ñoom aussi bu fekkante ne ay jullit lañu te ko jiite c'est un ami maa ngi koy nuyu d'ailleurs Babacar Diagne Aboubacar la tudd kon jullit la ñi mu nekkal ñi ci ëpp ci ñoom ay jullit lañu war nañoo xam lañ mooy weeru koor te nga leen ko xam donc war nañoo xool vraiment jéem a dugg nag aussi ci loolu comme ni ñuy censuré ñu fexe ba pièces yooyu nga xamante ni vraiment tekkiwul dara amul sens amul bopp amul genn te day yàq ji ci bëri ba day yàq ay jikko parce que xalaat bi baaxul
rawatina ñu koy méngale ak li nga xamante ni ñu koy def ci ak fi nga xamante ni mooy weeru koor ci waxtu woo xamante ni waxtu nangu ñaan la juddi ji war a féete jubli ci boromam ñaan ko sant ko ñu ko bàyyi ko fa di passer seen temps yëpp ci ay théâtre yoo xamante ni wax dëgg yàlla néew na njëriñ. macha allah kon wax bi rek mooy nit ki bokk na ci liy taaral diineem mooy mu watt loo xamante ne amul benn njëriñ noonu nga ko waxee am na solo trop kon comme ci Sénégal dafa nekk ay composants yu wuute yu bëri kenn ku nekk am na lu lay définir xëy na dina am solo génération bu bees bi ñu di leen wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di composants yooyu ak ni ñu composé woo ak seen i idéologie ak seen i pas-pas loolu dina tax ñu gën a xam ñi ñuy waxal ñan la ak ñan lañ ci war a déglu ndaxte comme ni nga ko waxee dañuy bëgg yàlla comme am na benn mag bu koy wax dañuy bëgg yàlla donc lu toll ne asamaan ak suuf xam ko lu toll ni xeer donc ba tax na dañuy jël diine ji rek di ci sol lu nga xamante ne bokku ci buñ jógee ci li nga xamante ne moom moo di les comédiens ñi nga xamante ne dañuy jàppee diine ji comédie wala yeneen wala ñu nuroog moom ci moo xam ci wàllu culture bi rek ci wàllu diine ji am na ci télévision yi ci weeru ramadan bi lu ñu xewal mooy daanaka buñ ko dee xool dafay jouer rôle bu am importance ci tàqale société. mooy nga dalal benn nit mu tagg tarixam tagg sëriñam mel na ku xas beneen tarixa xas sëriñam. bu ëllëgee beneen télé dalaatal keneen. dégg nga su ko defee moom it mun naa di tontu kooku xas ko ñu. xaalis mu dugg nag ci wàllu lu mel ne genre carte ak frustration. donc boobu phénomène bu nga xamante ne gis nañ ne chaque kooru Ramadan dafay gën di monter lan nga jàppal ne moom moo ko waral. jërëjëf Cheikh Abdoul Khader man yaakaar naa ni loolu bokk na ci li ma gën a naqari fi mu nekk nii ci Sénégal te loolu man yaakaar naa ni sëriñ si war nañ cee taxaw war nañ ciy jóg état du Sénégal war nañ ciy jóg bien vrai que état ñoom ku leen xam-xam ni diviser pour mieux régner la ñu xamee mboolem état yi nga xamante ni ay état laïque lañ. kon sax bu ñu ci dee xaar état est-ce que dina sotti. du sotti puisque état moom yàgg ngaa dégg président Macky Sall wax ni mbiru diine moom dama koy bàyyeeg vraiment waa diine du ma ci dugg yàgg na ko wax. donc ñoom bul xaar ci ñoom loolu loolu que li ko mën a régler mooy sëriñ si seen bopp ñoo ko war a mën a régler. li ñu koy régler mooy nañ delluwaat ci histoire bu jigee waxuma sax histoire bu sori bi bu jigee rek ñu xool sëriñ si fi nekkoon Sénégal ñoom nan lañ meloon. nan la ñu benn la woon seen kàddu nan lañ doon demalante ak fekkalante nan la ñu fexe woon ba def bloc ba colonialiste yi fi nekkoon duñ leen diviser duñ leen séparer loolu bu ñu ko xasee ba def aussi ñu xam ni sëriñ si fi nekkoon aussi jàng histoire boobu Cheikh Mohamed Fadel Sëriñ Fallou Mbacké xalifa général Mouride ca jamono jooju Cheikh Ibrahima Niass bu Kaolack Cheikhul Islam Hadji Ibrahima Niass Cheikh Abdoul Aziz Sy Dabakh Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ak ñeneen ñi ñu ko séqaluñ ci jamono jooju dem nañu ak Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma daanaka sax moom mook Serigne Cheikh Tidiane Sy ñoo nekkoon ingénieurs yi parce que xam nañu jàng nañu yeewu nañu ñoo gënoon a féeteeg jamono Serigne soosu fexe xamal leen di xew ba ñoom ñëpp ñu dajaloo ñu léegi il faut ñu créer benn conseil supérieur islamique conseil supérieur islamique boobu tey jii bi ko Senghor yéegee xam ni sëriñ si bu ñu defee bloc diine ji du ñu bëgg ci Sénégal dinañu ko am mu fexe ba tas ko yi fi tas boobaak léegi boo taxawatul sëriñ ji fi nekkoon ñu teew ñu ngi góorgóorlu ñu ngi wonee ñu ngi wootente ñu ngi demalante ñu ngi fekkalante waaye loolu doyul il faut ñi fi nekk léegi fexewaat ba loolu ñu indiwaat ko il faut mu am benn bloc benn kuréel goo xamante ni dafay boole ñëpp nga xamante ni tey jii bu amee ñuy majaal laa ko tuddee ñoo xamante ni xaalis si leen tax a jóg bëgguñu sëñ Touba bëgguñu El Hadji Malick bëgguñu sëñ Abbas Sall bëgguñu nangam ñu ci bëree bëri ci ñoom xaalis moo leen tax a jóg seen bopp lañ bëgg bu ñu toogee ni sama sëriñ diw moo def lii ci télé dañuy gaaral en général parce que boo nee sama sëriñ kenn mënu ni moom ci diine kenn mënu ni moom ci Sénégal keneen ka ni man kat sama sëriñ nangam moom moo gën moo mel nii sama sëriñ moom daanaka mooy xaritu yàlla sama sëriñ moo wax ak yàlla sama sëriñ gis na yàlla nangam keneen ñëwaat waxaat lu mel noonu su ko defee léegi loolu day indi li nga xamante ni mar détail mooy ak fitna taaifiya mën na indi problème te ma leen di wax ni suñu mag ñi yàlla xam na ni lii ñuy def naqar ni leen fañ tëdd ndax ñoom amuñu woon jot pour ñuy toog di leen tagg
di leen bàkk di yéemu ci seen ni ay xarbaax. amul kenn ci mag ñi koo xamante ni amoon nga jot gi sa temps yëpp yàlla nga ko joxoon sa temps yëpp tagg yonent bi nga ko joxoon sa temps yëpp defal ji ko nga ko joxoon. donc loolu ñu doon def lañ ci jublu woon mooy fexe ba nit ñi roy ci ñoom fexe ba jikko yi nga xamante ni l'islam moom lay woote yonent bi jàngale ko ñëpp mooy ci fexe ba wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu nekk ñi kenn koo gis nag muy génn di ñëw d'accord man ngaa toog ci ab télé ñu ni léegi thème bi kat mooy Cheikh Ahmed Bamba ak koor Cheikh Ahmed Bamba ak xam-xam mu nekk thème boo xamante ne da ngay toog nga traité ko maam El Hadj Malick ak xam-xam maam El Hadj Malick ak weeru koor maam El Hadj Malick ak jàkka yi Serigne Abbas Sall ak xam-xam Serigne Abbas Sall ak monde islamique ñu wax lañ ca def ak relation yi maa ngi saluer de passage démb am na ci bu ma ci sëraan boo xamante ne vraiment format boobu baax na muy ki ñuy dalal démb tam doon wax ci Serigne Abbas Sall kooko wax na ba pare wax na li ko intéressé ci Serigne Abbas Sall wax na may Serigne Abbas Sall may yi mu amoon ragal yàlla am xam-xamam bëgg xam-xamam waaye tamit fexe na tam ba boole waar ci biir parce que wax na ni Serigne Abbas Sall ni mu meroon ak Serigne Fallou ni mu meroon ak waa Tiwaawoon ni mu meroon ak El Hadji Malick ni mu meroon ak nangam loolu luy boole la mais képp koo xamante ni da ngay toog ni man rek sama sëriñ rek ku dul moom doo dara seytaane nga boo xamante ni vraiment dañ laa war a jàpp sa tëj la puisque loolu su dakul mën naa dem ba indi fitna mën naa dem ba vraiment taal li nga xamante ni mooy xew ci réew yu bëree bëri wala iyaazu billah Cheikh Abdou Khadre ma am solo la rappelé ko parce que dafa nekk phénomène bu nga xam ne bu dangereux la te jàpp nañ ne war nañ cee mucc ndaxte amul benn njëriñ comme ni nga ko waxee mbokk te ñu koy def xaalis dong lañ ciy wut c'est-à-dire xaalis kese lañ ciy wut ñi koy def aussi bëgg buzz bëgg seen télé ñu koy seetaan lañ ci jublu mais amul njëriñ parce que li mu jur ëllëg vraiment kenn du ko comparé ak lañ cee am ñoom ci intérêt voilà. ñoom li ñuy utiliser ci wàllu alam nekk na loo xamante ne lu négatif la te war nañ ko jóg xeex comme ni nga ko waxee mbokk yéen ngi ànd ak seen télévision Islam TV ci seen jotaayu la mosaïque du monde ñoo ngi dalal oustaz Fadel Gueye ñi nga xam ne xam ngeen ko bu baax oustaz Fadel bi mel ne waxtaan yi ñu ngi commencé cëppeelu donc lan mooy sa kàddu gu mujj. kàddu gu mujj gi daal wax dëgg yàlla mooy gërëm ak sant ak di ñaan yàlla liggéey bu am solo bi nga xamante ne indi ngeen ko yàlla yaatal ko ndax Sénégal soxla na ay vertu Sénégal soxla na ay jikko yu rafet jikko yi li koy màbbu bëri na lobby yi bëri nañu donc fexe ba am lu mel nii di sensibiliser nit ñi ci wàllu diine di leen fàttali li ñu bokk ci ay valeur yoo xamante ni lislaam ma ko indi loola lu ko gën amul maa ngi ñaan yàlla vraiment fi ngeen ci bëgg àgg yàlla àggale leen ke di ndokkeel encore mboolem jullit ñi ci weeru koor yi nga xamante ni ci la ñu nekk mbas mi nga xamante ni ñu ngi koy dund mu jaaxal àddina bi yëpp yàllaa ko moom moo ko indi moom ay jaamam moom ay virusam moo am xikma moo xam ne tax moo indi ko yàlla na ko fi jëlee ci nu mu gën a gaawee bi jaay rasulillah ba nit ñëpp mën a delluwaat ci seen sabab. macha allah jërëjëf oustaz Fadel Gueye sant nañ la gërëm nañ la. wax lu nekk ci sa disponibilité. Sadde waxtu wu nekk yaa ngi ñëw dikk ak teggin dikk ak fees sa place aussi en même temps waxtu boo ñëwee rek indil ñu loo xamante ne lu am solo ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm mbokk yéen a ngi àndoon ak seen jotaayu la mosaïque du monde Abdou Khadre moo nekkoon ci wàllu microphone bi kii di Bokar Dia moo nekkoon ci wàllu xarala gi di suñu technicien bu xanam bi ñu leen jox beneen dig daje asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. قلبي شكرا نورت دربي